génnuk àdduna Awa Diop ne woon fii député jiite woon tam jigéenu PDS yi tey ji ci suba gi dañ koy jébal boromam ca Tëngéej ga mu dëkk ni mbas bi di lawee ci réew mi waral nag ba kilifa yi di woo nit ñi ngir ñu gën a moytu bokk na ci nag secrétaire d'État chargé de la promotion de la bonne gouvernance des droits humains di Salif Sow moom nag muy ñaan ñi nga xamante ni mooy askan wi ñu moytu lépp lu mën a lawal feebar bi ñi yëngu ci wàllu mbayum dër di wote wàllu nee neen nag seeni soble ak i show yi mi nga yàqu ci ñaay bi ndax amuñ fuñ ko denc waral ñuy sàkku ñu wut leen ay chambre froide ak ay magasin xibaaru bitim réew Laurent Gbagbo dina dajeek président Alassane Ouattara talaata bii di ñëw lay doon ca palais mu nekk nag daje bu njëkk diggante ñoom ñaar ci lu ëpp fukki at a ngi nii gisewuñu woon mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu leen ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak génnuk àdduna Awa Diop nag ne woon fii député bokk ci PDS jigéen jiite woon fi tam jigéen yu PDS yi moom nag démb la génn àdduna toll woon nag ci juróom-ñaar fukki at ak ñett waree saax di député bokk ci parti bi ne nag perte bu rëy la pour waa PDS ndax kii di Awa Diop ràññe woon nañ ko lool ci taxawaayam jàppale maître Abdoulaye Wade jamono ji mu nekk woon ci opposition bi ñu déglu seede yi waree saax ci jokkoom ak Jomaroon. xanaa di ko jaalee sunu bopp rek ndax awa bu demee demalul kenn ñun la demal parce que hormis politique bi ñu bokk maag moom ak ku ñuy wax Ajaratu Binta Boy ci Tëngéej ànd nañ fu ne def nañ lu ne jàppale président Wade ci bi nga xamante ne mu ngi ci opposition bi muy jigéen ju jàmbaare jigéen ju bëgg Ablaye Wade jigéen ju xeexal Ablaye Wade jigéen ju mën tous les combats saa yu ma seen a tàng soo Ablaye Wade geesoo daf koy gis ci gannaawam lii rek mu leen mënoon a tàggale mu xeex nag mérité nag lu mu fi am nag sinon plus parce que ba kenn ñemewul moom rek a ñemewoon ba kenn waxul aussi bokk na ci njëkk a wax contre le gouvernement de Abdou Diouf et de Senghor muy nit koo xam ne kenn mënu koo fàtt ci àddina kenn mënul tudd PDS kenn mënul tudd Ablaye Wade doo Awa Diop vraiment mbett la bu rëy ci ñun dañuy ñaan yàlla daal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla fay ko xolam ndax ku rafet xol la ku généreuse la ku mën a maye alalam la ku am générosité ci expérience politique am su may boo ñun ñëpp moo ñu formé en politique vraiment kon tey daal bis la boo xam ne bisub tabaski la waaye nag bis la boo xam ne bi itam inoubliable ci àddina kenn ci ñun du ko fàtt Awa Diop ku baax la Awa Diop ku yaatu la Awa Diop bëgg Ablaye Wade la Awa Diop ku ànd ak Ablaye Wade la ca ba mu mettee ba bi mu nekkee au pouvoir ba bi mu bàyyee pouvoir itam teewul mu ngi taxaw ànd ak Ablaye Wade kon daal dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjanay firdawsi moo bépp néewu jullit buñ fa fekk ñi fi des it yàlla na yàlla teg ndey jooram ci ñoom ñàkk nañ koo xam ne kii jigéen ñi mënatuñ koo dabu ci àddina te nit ku baax la booy cité honnêteté wala loyauté wala fidélité wala ñeme péete wala ñeme defante pour leader am moom booy boo commencé ci Awa Diop te xam ne ci moom rek la yem vraiment metti na trop. netti na trop di seede waree saax bokk ci PDS seede jëm ci kii di Awa Diop génn àdduna démb moom Awa Diop sax nag levée du corps bi tey jii daañu ko amal ca Tëngéej ca jumaay Njureen bu 11h jotee buñ ci noppee jébbal ko boromam ci sëggu jullit yu jokkul sarax si nag suba ci ajuma ji lañ ko jàpp moom Awa Diop kon nekkoon militante PDS jotoon nekk tam ministre délégué jamonoy Abdoulaye Wade di ñaan yàlla waaye fa su si koom te xarikaaju na di koy jàll njabootam 8h tegal ñeenti minutes. RFM rajo askan wi. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di wàllu mbas mi di coronavirus ak li muy lawee ci réew mi jamono ji ki nga xamante ne mooy secrétaire d'État bi ñu dénk wàllu droits humains ak bonne gouvernance di woo askan wi ci ñu gën a moytu lépp loo xamante ne mën na lawal feebar bi Mamadou Salif Sow ñu déglu ko gan kàddu yi mu ci yëkkati démb la woon gannaaw bi jullik tabaski ji foofu ca Kédougou. waaye nag lu ñu wax xam nga Sénégal moom dëkk boo xam ne souvent nit yi dañu soxla waxtaan loolu moo tax gouvernement bi dafa décider pour le moment di def lu ñuy wax sensibilisation di waxtaan ak population yi wax leen feebar bi en tout cas nu mu grawee loolu mooy suñu kii mais président tamit wax na ak autorité administrative yi mooy gouverneurs yi pour ñu jël ay mesures yoo xam ne ñooy permettre éradiquer mbas mi parce que mbas mi vraiment lu doy waaru la.
mu nekkoon Mamadou Salif Sow di secrétaire d'État bi ñu dénk wàllu droits humains ak bonne gouvernance ñu fàttali ne démb fukki nit ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi ñi ko amee bees feebar bi toll ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent 724 ñu nekk réanimation toll ci fanweer ak juróom-ñaari nit démb nag ñu doon màggal tabaski ji mu am nag ci jamono mbas teew na xale yi génnoon nañ di wër ñaan déwénal li ñu mel ne nemmeeku ca yëmbal asek na donte sax xam na ay waajur yoo xam te ne ñaaw la lu ñu mel ndax dañoo gis dañoo waroon a téye gune yi ak feebar bi. Angelina Gomes reportage. ñu sol ay yére yu rafet di wër buntu kër gu nekk ngir ñaan ndéwénal jamono ji dëkk bi dafay daal di dund 3e vague mu doon situation bi nga xamante ne ñenn ci waajur yi ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax. bon dëgg la ndéwénal fi lañ ko fekk te fi lañ koy baax mais ak période bi nii kon parents yi rek laa jàpp ni ñoom ñoo waroon a téye seen xale yi ba période bi passé peut-être bi mu fekkee dañuy delluwaat ci ñaan ndéwénal comme ni ñu ko xamee ak ni ñu ko daan defee ñu daal di koy continuer daal. parents yi moom dañu war a téye xale yi parce que instant yi feebar bi dafa bëri trop ci dëkk bi waaw man bu ma sañoon moom ren moom xale yi nañ toog ci biir kër ji bu ñu kenn génn nañ sañse ba mu baax toog ci biir seen kër def ba mu baax waaye ay génn pour ñaan déw na moom je préfère que parents yi ñu téye seen i doom. ñu gën koo xamee ci turu le père waa ji xalaat ne comportement ñi nekk ci kaw nguur gi moo tax ñenn ci parents yi gëmuñu coronavirus bi. mbas mi mais xale yi gëmuñu ko mbas mi parents yi gëmuñu ko ndax xale yi dañuy ñaani ndawal leen parents yi lu tax ñi nekk ci kaw suñu gouvernement bi ñoo waroon njëkk a joxe le bon exemple mais suñuy ministre ak suñuy directeur yi nekk ci kaw ñoo njëkk a violer conditions yi ndax ñoo jël ay caravane def ci jàpp ay étudiants ak ay nit pour ñu dem julli ji mais ndawaleen bi tradition la coutume la fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mais mbas baa ñi fii mais attitude suñuy gouvernement moo tax nit ñi gëmatuñu mbas mi. looloo tax ñenn ñi nga xamante ne jot nañoo wax ak ñoom yaakaar nañu ne waajur yi ñoo war a gën a mën a jël seen matuwaay ngir aar tout tànk yi ndax mbas mi moo ngi lëmbee réew mi. Angelina Gomes des ba léegi ci wàllum tabaski ji ak ñii di waa UCG ñu dénk tonn mbalit mi taxawoon temb ngir daal di setal dëkk bi ci loolu nag fexe nañ daal ba tonn lépp luy mbalit ci marché yeeg daral yi waaye tamit mbalit mi jóge ci kër gi ci kër yi ci bésu tabaski ji dañ ci déglu Madani Sy nekk coordonnateur inspecteur yi nekk CCG jiite tam syndicat national des travailleurs du nettoiement Madani Sy ci jokkoom ak Barthélémy Ngom. Parce que chaque année dañuy mettre en place benn dispositif bu tudd APA muy avant pendant et après et ñëpp xam nañ ne mbalit bu biir dafay wasin soo fi jëliwulee mu wane boppam donc su fekkee ne am na ñoo xam ne ni dañoo nekk ay volontaires julli wuñu au moment où nit ñaa ngi rey seeni xar di wàjji di nekk en famille di feetu ñoom ñi ngi ci mbalit mi parce que depuis presque 1 mois dañoo mettre en place benn dispositif pour renforcer la collecte porte à porte renforcer les équipes de balayage renforcer les grandes artères ba pare aussi am ay équipes yu tudd équipe unité de veille et de sensibilisation ñoom ñooy dem ci daral yi sensibiliser jaaykatu xar yi dem ci marché yi dem ci population yi pour ne leen en tout cas jour tabaski oto bi dina ñëw le lendemain aussi oto bi dina ñëw donc dispositif boobu moo ñu permettre tey fi may wax ak yow nii maa ngi nii actuellement au niveau des allées centenaires fii marché chinois yi amoon mais boo fi ñëwoon sànq boo vers les coups de 13 heures mais sa yaram day daw naka la Sénégal mu ne jël boulevard bi nga xam ne foofu la ñuy défilé autorisé ko ay jaaykat nekk fa liñ doon jaay lépp fa lañ ko bàyyi tey su fa agent yi jaarul woon tey mais ce serait la catastrophe donc dafa mel ni ña nga xam ne ni ñoo ñu jiite ñoom li leen intéressé rek mooy di récupérer ay taxes ci commerçant yi mais ci dëkk bi intéressé wu leen en tout cas di sant yàlla bu baax ba ñu UCG mayee tey ñu mettre en place ce dispositif là renforcer. à peu près ñaata élément ngeen mobiliser. parce que presque boo ko calculer war na nekk 3600 agents Dakar ba ci capitale régionale yi donc 3600 agents yooyu genn wàll gi ay VP lañu ay volontaires de la propreté ñii ay agents permanents lañu ñii ay volontaires ñii ay journaliers lañu. D'accord. donc ñooñu ñoo ñëw renforcer vraiment le dispositif du UCG mettre en place ci wàllu collecte ak ci wàllu balayage. mu nekkoon Madani Sy jiite inspecteur yi nekk ca UCG nekk tam njiitu syndicat national des travailleurs du nettoiement daa ngeen ko dégg ci ni mu gën a yaatu gannaaw xibaar yi mooy doon gan gi wax ci ñi yëngu ci mbayum dër nekk ci ñaay bi nee nañ jafe-jafe yu tar ñi koy dund tax sax ba li nga xamante ne moom la ñuy bay da yàq seen loxo muy ay soble ki pomme de terre ak yeneen li ñu bëgg nag mooy ñu wutal leen ay chambre froide ak i magasin yu ñu mën a denc li ñuy bay su ko defee du yàqu. Maguette Ndiaye maire bu Noto bokk ci baykat yi nekk ci ñaay bi ñu déglu ko ci jokkoom ak Jomaroon.
waaye nag ci commencement campagne bi am nañ jafe-jafe parce que les grands producteurs yi ñoo doon permettre les petits paysans duñ mën a jaay mais problème boobu biñ ko réglé tamit à moitié lañ ko réglé parce que baykat yi amuñu chambre froide mu mën a denc seen pomme de terre amuñu buñ mën a denc légumes yi nga xam ne mooy chou carotte navet rawatina tamit ñi nga xam ne dañoo nekk côté zone des Niayes bay soble ñoom tamit seen soble ci naaj bi lañ ko tegoon production boobu nag dafa yàqu li ko yàq nag mooy bu dee chou bi seerul mais pomme de terre bi moom insectes yi nga xam ne ñoo jógee ci mango bi jógee ci chou bi ak tomate bi moo ko infecté parce que baykat yi ñu ko defoon ci suufu garab yi loolu nag tey jii bari na ci baykat yoo xam ne dañoo war a jaay seen pomme de terre wax dëgg yàlla seen yaakaar dafa tas dañoo àgg rek fekk seen pomme de terre yàqu noonu la ñuy beewaat loolu nag li koy faj mooy ñooy chambre froide ci zone des Niayes bi bu ko même baykat yi mënta porter sax ñu xool des personnes crédibles état monte dossier bi jox nañ ko ñu gérer ko su ko defee ñu régler problème mu souveraineté alimentaire bi ndax tey jii pomme de terre démb jar na nootul gu jamaa 25 kilos bi 12 000 francs te loolu xam nga du prix normal parce que dafa dem ba jeex te jeex gi jeexul parce que dañ koo jaay mais dafa yàqu beneen bi mooy tey jii carotte chou navet yooyu yëpp produit yoo xam ne amoon nañ ko ci biir campagne bi en quantité suffisante mais léegi prix dina yokkuwaat parce que lu ci bari yàqu na da amuñu unité de transformation ak de conservation. mu nekkoon Maguette Ndiaye di maire Noto doon wax ci turu baykat yi nekk ci zone des Niayes rawatina ñu yëngu ci mbayum dër 8h tegal fukki minute ak ñaar. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ci wàllum politique maître Ousmane Seye bokk ci benn bokk yaakaar di ñu fare ci nguur gi daal di addu ci recours yi nga xamante ni opposition bi def na ko jëm ci loi yi ñu wote assemblée nationale bu yàggul benn bi ñeel wàllum coppite ci code pénal code de procédure pénale benn bi jëm ci code électoral mu gis nag loolu du mujj fenn ndax chaque fois dañ ko def waaye li ko wër te wër moo di ne recours yooyu ñu def dañu sonal seen bopp rek ñu déglu maître Ousmane Seye. opposition bi seen droit la bu fekkee ne jël nañ décision wala assemblée jël voté benn loi boo xam ne ñoom neexu leen mun nañ saisir conseil constitutionnel pour contester ko bu boobaa nag conseil constitutionnel mooy def seen liggéey évidemment à chaque fois rek ñu voté loi opposition daal di saisir conseil constitutionnel loolu tamit du yoon parce que am na loi yoo xam ne buñ ko voté pour askan bee tax ñu koy voté mais à chaque fois lépp lu ñëw rek nga ne d'accord loolu ci loolu xaruñ ko ci opposition ñun li ñu bëgg mooy opposition boo xam ne suñu opposition républicaine di seet di ràññee loo xam ne pour njëriñu réew mi ñu ànd ci loo xam ne nag xam nañ ne yaakaar nañ ne du njëriñu réew mi bu leen neexee ñu contester dem saisir conseil constitutionnel loolu kenn ayu ko du tax réew mi di doxal du tere aussi président de la République nga xam ne moom la askan wi fal di dérouler di doxal réew mi ni ko constitution maye nga xam ne c'est lui qui détermine la politique de la nation. mu nekkoon maître Ousmane Seye di njiitu parti bokk ci benn bokk yaakaar ci micro ndongo kale doon addo yëkkati yooyu kàddu démb ci gannaaw bi ñu jullee ba noppi ci jumaay Masalikul Jinaan daaneel ak bitim réew ca Côte d'Ivoire ñuy xaar ndaje bu war a am talaata diggante président Alassane Ouattara ak mu wute ca bopp réew moo di Laurent Gbagbo mu nekk rek ndaje bu njëkk gannaaw Laurent Gbagbo gan ba mu ñibbee si sa Côte d'Ivoire fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi ñu génn ndaje boobu nag jëm ci tànk juboo diggante ñoom ñaar gannaaw fukki at yoo xam te ne réeroo doxoon na seen diggante gannaaw élection yi ñu doon amal foofu la ci réewum Côte d'Ivoire atum 2010 mu nekkoon xibaar yi foofu la ñuy yem ak yéen gannaaw fukki minute ak ñett tegoo ci 8h ne suñu defu pàttali ci gënoon a fës. El Hadj Ndiogou Dieng. waa PDS di jooy Awa Diop newoon fi député newoon fi tam njiitu jigéen yi bokk ci PDS moom Awa Diop génn àdduna démb tey nag lañ koy jébbal borom moom ca Tëngéej ga mu dëkk. ni mbas mi di lawee ci réew mi waral nag ba kilifa yi di ñaax askan wi ñu gën a moytu bokk na ci ñooñu nag secrétaire d'état bi ñu dénk wàllu droits humains ak promotion bonne gouvernance Mamadou Salif Sow di ñaax askan wi ñu gën a moytu. ñii di yëngu ci wàllu mbayum dër di wote wàllu li ñu bëgg mooy ñu dimbali leen ñu am ay chambre froide ak i magasin ndaxte fi mu toll nii lu bëri ci li ñuy bay dafa yàq seen loxo. bitim réew Côte d'Ivoire ndaje diggante Laurent Gbagbo ak Alassane Ouattara talaata lay doon ca palais bu Abidjan ñoom ñaar ñooñu nag fukki at a ngi nii réeroo doxoon seen diggante.